ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag dañuy wax ci situation réew mi tënk li fi jot a xew analyser discours Ousmane Sonko ak Macky Sall te ku ne boo ko déggee ci wetam dafa woote jàmm donte mënoon nañoo bañ a yegg si fii bu fekkoon ni ndeyu mbi gi mi ngi déglu ak a bàyyi xel askanam mais alhamdulilah seetlu bi mooy waxtu yu weesu dal tàmbali naamaat suñu réew moo tax sax tey ñu soppi générique bi ndax bu lépp weesoo ñun jàmmi Sénégal la ñu bëgg di sàkku aussi libération képp ku ñu jàppoon ci lu tegul fenn parce que loolu mooy tax jàmm gi gën a wëy ñu topp aussi coupable yi nga xamante nii ñoo rey ndaw yi ñàkk seen bakkan ba si ñu weesu ñun ñu leen di wooy ay martyr ñoo xam ni dañoo dee ci xare moo xam Dakar moo xam Bignona moo xam Diaobé ak fépp fu mënti doon ñu leen di ñaanal suñu borom yërëm leen te am nañ ci yaakaar bu baax a baax. dégg nañ nag am ñu naan ñi dee ñoo perte te ñuy wax loolu xam nañ ni xeex bi yàgg nañ ko wax dafa dépassé jëmmi Ousmane Sonko dëgg la kaaw moo déclenché mbir yi ndax jeunes yu baree bari ci Sénégal dañuy identifié wu ci discours am loolu yàlla moo ko dogal nga bëgg ko wala nga bañ ko yàlla mooy seet jamono bu ko neex mu taal benn doomi aadama boo ko naree xeex nag doo jàmmaarloo ak moom déedéet mais suñu borom ngay jàmmaar lool mais li am ba am mooy mbir yi dafa demoon ba dépassé jëmmi Ousmane Sonko déglu leen fii ay témoignages yu jeunes pour comprendre que ni ndawi Sénégal dañoo sonnoon dañoo tàyyi woon dañoo bëggoon fësali leen métti bu weesoo mbiru Ousmane Sonko. couvre-feu bi Antoine Diome la ñuy waxal moom couvre-feu bi naka fexe dindi parce que ñun gën nañu lekk fonde gën nañu lekk cere parce que suñu maire yi instant yi dañuy sonn mënatuñ jaay fonde mënatuñ jaay gerte mënatuñ jaay dara parce que ñun banlieue cere lañ xam pain wala fonde cere pain wala ñun loolu lañu xam bu ñu tëjee suñu maire ñun lan la ñuy lekk gën naan fonde barke alxuraanu karim gën naan foo koy jaay maire yi ñemewuñu dama xam nu may lekk instant bi pain wala rek laay lekk te pain wala boutique yi tere nañ ko léegi da ngay wër ba sonn pour nga bu yàggee sax day tëj sa biir bi baax tàndarma laay reere lu jóob tàndarma laay reere maa sonn barke alxuraan ñu dañoo sonn ñu dañuy xuus mbalit barke alxuraan mais gars yi kii il est sérieux billahi wallahi il est sérieux ñu dañuy xuus mbalit jéggi ndox xam nga kuy wax naan naanatuñu fonde il est sérieux banlieue lañ dëkk dañuy xuus ndox jéggi mbalit ñun xamuñu town nii buñ gisee lu rafet town lañ ko gis ñun dañuy dëkk fa nga xam si suñu papa yeeg suñu yaay ñun ñëpp ñoo bokk ñaari néeg la ñuy am sama papa ñaari néeg la am ñun ñëpp ñoo ci bokk ndoo dëkk da ngay gis naa paa bi day tëdd nii doom yi tëdd nii loolu dafa mu netti ñun ñu kuñ ko teg mais ñun xam la mooñ kan mooñ tooñ ñun suñuy papa ñoom ñooñ tooñ suñu xeexoon ñun bu ñu ñëwee xeex bi dañ koy mottali rek mu jeex mais fi mu ne ñun foog ñu xeex suñu doom ñëw doogam koy mën a continuer moo tax ñun ñu sonn ci lii nii xam nañ ne ñun conscient nañu instant bi yeewu nañu nekkatuñu di toog di sol ay pain di dem di doxaane di dugg yaa xam si def bàyyi nañu yooyu suñu xel yi la ñuy utiliser bi instant bi parce que ñun ñoo moom dëgg man instant yi am naa bac mais xaw ma nu may def dañ ma war a def concours ma war a defi concours aw ma 200 millions yoo xam si mën naa ko fay fu mu koy jële demoon naa ba tàmbali tux di dàmbali agressé affaire yooyu mais damaa dem ba jaaga ma xool xam ni li dama yóbbu fa nga xam si bu baaxul ci man après si la régulier bi ma régulier après ma delluwaat ma xoolaat sama bopp bu ma connecté may xool ay kii nu mu tudd ki ñu jàppoon terroriste pa bi ñu jàppoon terroriste Karim doon ko xeexal Imam Alioune Badara ma koy suivre si la conscientiser dem ba nga xam si xam ni affaire bi du fii quoi si la revue ma dem régulier tàmbali boutique mbagg si la boutique mbagg ba instant bi maa ngi sama sop instant bi nii mais bu Sonko faluwul barke alxuraan damay génn temps te door ma doon sénégalais barke alxuraan day ñëw bëgg naa li ngay wax trop xoolal ñun dañuy jàng alxuraan billaay man ba français tooguma ko damaa jàngi woon daara billaay c'est la première fois ma wàcc si mbedd mi di xeex yàlla xam na loolu billaay sama papa yëgul ma sama yaay yëgul ma dama leen waxoon damay xëy man téer laa damay jàng ñaw mais dama wàcc ne tey sama morom duñ ma gën a gore damay xeex wallaahi ba France toog nañ bàyyi taalibe yi ñu am jàmm Macky daara yi lay xeex billaay day xeex daara yi taalibe yi dañoo war a am jàmm dëkk bi yëpp am jàmm dëkk bi kenn amul liggéey billaay dëkk bi kenn amul liggéey mais jeunesse bu consciente jeunesse bu am xel jeunesse bu jàng bu jàngul école jàng na daara te jeunesse bu yeewu boo leen déggee Macky Sall le gouvernement du Sénégal ak kilifa yi nekk ci biir réew mi ngir yàlla ak yonent bi ñii bëgg nañ lu ñu def bëgg nañu liggéey nañ leen jàppale bu baax a baax dañ ko soxla bu ñu defee benn jéego rek incha allah rabbi jàmm day am ci biir réew mi. bu doon loon mbay mi billaahi bu yàlla ji tawee damay bàyyi fii téere bi dem bay yàlla xam na loolu billaahi ndax man dama doon jàng daara di bay ñun suñ daara dañ doon bay di dundee yalwaani wuñ mais fii daara yi boo fi nekkee Macky Sall jàppalewul leen foo ko ñu yalwaan daara yi dañoo war leen a may jàmm billaahi dañ leen war a may jàmm. kon lii bépp doomi aadama bu ko comprendrewul taxaw naan ku fi dee ndax politicien yaa perte c'est parce que yow tu n'as rien compris wala comprendre nga mais jikkoy naa féq moo la jàpp dañuy cité ay tur bi yoon
kenn ki Thiado Mouride Sadikh la mosoon nañoo partagé benn cay vidéo am ñun jàppaluñ ko dara keneen ki di Makhtar la Kagulaar ñu taxaw naan ñi dee ñoo perte ndax politicien jaru ko te ñoom ci seen wàllu bopp duñu ay dof ñu muus lañ ay mag lañ ñu jàng lañ xam nañ bu baax que ni soulèvement populaire bi am dépassé na jëmi Ousmane Sonko wala keneen ndawi Sénégal dañoo génnoon pour liberté ndawi Sénégal dañoo génnoon pour démocratie ndawu Sénégal dañoo génnoon ngir xeex injustice ndawi Sénégal dañoo génnoon pour wane ni pouvoir bi ñun ñoo ko moom dooley réew mi ñun la dégg ngeen kenn ci jeunes yi mu ne li ñuy xeex bu ko suñu papa yi xeexoon tey duñu nekk ci mbedd mi ñii dañu bëgg a jëlaat seen réew wan politiciens yi que ni jeunesse bi nelawatuñ waxuma sax Macky Sall mais même Ousmane Sonko boo ko déggee ci discours am reconnaître na que ni jeunesse bi dañoo nekk en avance ci ñoom. Nous avons une jeunesse formidable yàgg nañu wax ndawu Sénégal yi nii ndawu Sénégal yi nële déedéet suñu jeunesse dañu am avance ci ñun li ma gëm mooy suñu jeunesse dañoo am avance ci ñun te taxawaay bi ñu taxaw wane na ko ndax ku dem di jàmmaarloog alkaati mu yor arme yor lu la mën a rey yor lu la mën a gaañ yow yoroo lu say loxo te defoo ko parce que da nga am dërëm booy xaar ndax am na ñu féete beneen fànn ñu leen di jox xaalis pour ñoom ñu dem rey faat ay bakkan yow defoo ko ngir dërëm boo xaar waaye xam nga ni sa avenir moom moo nekk en jeu kon ngàcce gàllaama jeunesse sénégalaise boobu te ñu leen di wax ni day door rek bis ni ki tey na ngeen xam ni réew mi seen réew la décision bi seen décision la. dinañ ñëw ci jàngatu discours yi moo xam bu Ousmane Sonko ak bu Macky Sall mais pour wal leen ni même Ousmane Sonko ci boppam xam na ni bés bu ko yàlla faloon teg ko ci boppi réew mi bu doxalee naka sudul noonu jeunesse bi génnoon wàcc jàmmaarloo ak moom. kon nañu respecté ñi ñàkk seen bakkan ci mbir yi ndax yabaate mënul weesu bi sénégalais di xeex seen liberté yaa ngi toog sa kër wala nekk bitim réew noppiwoo mais da ngaa wëlbatiku di leen yàq lu ne. donc ñu ci mel ni Thiado Mouride Sadikh ak Makhtar la Kagulaar nañu respecté sénégalais yi ñun comprendre nañ leen dafa am yeneen homme politique yu ñuy jàppale di leen teel tànk xam nañ leen bu baax a baax mais duñu leen tudd léegi seen yéene moo nekkoon Ousmane Sonko dugg kaso léegi buñ ko tëjee ñu yàq casier judiciaire am du mën a présenté wu. léegi ñoom seen leader politique yi nga xamante ni ñoom la ñuy jàppale mën a positionné wu yàlla nañu yàlla musal ci jëmm yu mel nii maanaam yow pour ay intérêt politique nga yéene doomi aadama kaso ci tuuma yoo xamante ni yow wóor na la ni defu ko moo tax kaawu Sonko bi dafa feeñal ñu baree bari te loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax. première étape bataille bi nag mën nañ ni gagné nañ ko wax nañ leen ni ñun injustice lañ doon xeex. première vidéo bi ñu defoon ci kaawu Sonko bi dañ ne nañu tey ci mbir yi après lañu jot PV yi gis ni lañ koy tuumaal dara amu ci bu ñu sukkandikoo ci enquête yi ñu daldi nag jël position boobu nag am na ñu mu arrangé wul moo tax ñu comprendre woon yenn commentaires yi am na ci ñoo xam ne dañ lay jéem a manipuler ci ay commentaires mais ñun kenn duñu divertir fi ñu bëgg a jaar dañ fay jaar bu yeboo ñu jiiñ ñu da ngeen a far mais du tee dëgg bi moom dañ koy wax par force. ndax moment boobu noonu am na ay médias yu mag a mag yu tàmbali woon manipuler sénégalais yi di leen nax léegi ñun suñu liggéey moo nekkoon lu yenn médias yi di gas ñun ñu koy sulle di ko toj sénégalais yi di ko comprendre te soxlawul ñuy jàng-jàng bu sori. ñu ci profité di delloo njukkal Bougane Gueye ak Cheikh Niass ndax ci événement yu ni mel ngay comprendre médias yu mag yi parce que médias yooyu noonu médias traditionnels yooyu noonu la suñu waajur yi di ëpp li ñuy déglu nekkuñu Facebook nekkuñu YouTube mais ñoom à travers seeni médias moo xam D-Média wala Walf wane nañ ni Sénégal kese moo leen ñor ñoo xam ni fas yéene nañ dafay sacrifice malgré pression nguur gi ngir dëgg jib kon gàcce ngaalaama ñoom feeñal dëgg boobu nag moo tax tey Ousmane Sonko demul kaso ndax dañoo war a reconnaître que ni pexey nguur gi bu sotti woon instant bii nii Ousmane Sonko mi ngi rëbës loolu moo nekkoon programme bi donc ñi nga xamante ni dëgg kese moo leen ñoroon gagné nañ bataille bi mooy defuñu ko mandat de dépôt yóbbu ko rëbës li ci des xanaa kay mooy teggi bépp charge bu ñu tegoon ci kawam libéré ñeneen ñi nga xamante ni jàppoon nañ ne ñoo jiite révolution bi parce qu'ils n'avaient rien compris xamuñu woon ni li jeunesse Sénégal bi dencoon daan ko muñ depuis des années loolu du benn doomi aadama mooy nekk seen ginnaaw di leen dee donc côté boobu moom dañ ko réglé ba noppi. leneen li ñuy sàkkuwaat aussi mooy ñu leeral ñan ñoo làkku ci complot bi parce que Sénégal aussi anam gi ñuy defee politique dafa war a soppeeku ndëgg sërëx fii yàq der fee yéene sa morom lu bon loolu dafa war a jeex. en politique xeex bi dafa war a nekk ci ay xalaat ay programme ak ay idées yu bees donc mbiru comploteurs yi moom faaw ñu leeral ko
ñun dañ ko topp ngir suñu politiciens yi soppi doxalin. am na nag ñu posé woon la question naan est-ce que contrôle judiciaire bi du gàllankoor Ousmane Sonko ci ay activité politique am parce qu'effectivement dañuy téye passeport am nee nañ warul def yenn sorties yi mais avocat bii di maître Clédor Ly leeral na ni moom Ousmane Sonko mënuñu ko tënk ndax politicien la ñoo ngi xool nag li xew ci kanam mais li wér te wér mooy bu seeni pexe sotti woon instant bii nii Sonko ñu ngi ko yóbbul añ Rebeuss mais pression populaire bi moo tax gars yi dellu ginnaaw ndaw yi ñoo libéré Ousmane Sonko te dañoo dellu dëggal ni le pouvoir appartient au peuple doole wi askan wee ko yor du benn nguur. am na nag ñu bëgg a aakimoo mbir yi naan dafa médiation ñu ci dox ay tànk jàmm mais liñ leen di xamal mooy Macky Sall amul kilifa bu muy déglu Sénégal kenn du ko wax mu dégg depuis le début la ko xalif généraux yi ñaan mu bañ mbir yi daal di koy ëppi loxo mu dellu ginnaaw ndax àdduna yépp nga gis yàgg nañ leen wax ni moom amul fit dafa yaakaaroon ni gaay yi benn ñaari fan la ñuy kaas bàyyi mu gis ni malgré am na ñu ñàkk seen bakkan yàlla na leen suñu borom yërëm mais teewul mobilisation baa ngi gën a am solo yamatuñ ci bàyyil Ousmane Sonko mais gars yi dañ doon sàkku mu démissionné mu ne nag liy jot na xaaral ma dellu ginnaaw ndax population boo xamante nii téeméer yoo jël 70% yi juróom-ñaar fukki yi yëpp ay ndaw lañ ñooñu kenn mënu leen téye ku dul xalaat doole boobu noonu énergie boobu noonu kàttan googu noonu dafa lu la neex te ñun gëm nañ ni bii yoon Macky Sall dégg na bu baax a baax ndaw yi xam na seen taxawaay xam na ni on a une jeunesse consciente léegi kenn mënatul nax kenn ndax moom jaay doole ak rapport de force la xam. may wax askan wi ni jafe-jafe yooyu nga xam ne yokku na ba ñu koy yëg ci biir kër yi di ko yëg ci quartier yi di ko yëg ci banlieue bi yëg naa ko. donc ñun lii la ñu gën a jàpp ci discours Macky Sall ndax reconnaître rek ni askan wi gisul boppam ci anam gi ñu yoree réew mi muy la première fois depuis ba mu faloo ndax ñoom mosuñu woon nangu ni liggéeyaluñu askan wi loo wax ñu weddi. donc lii dafa di akib bu am solo maanaam Macky Sall nangu ni boobaak léegi liggéeyuñ te lii lépp nag xeex moo ko maye def na nag ay promesse ñoo ngi xool di déglu ñun moom tant que gisuñ duñu gëm waxi Macky Sall mais dafa am leneen lu gën a am solo ci discours am mooy lii. maa ngi wax ak yéen ndaw réew mi di leen xamal ni dégg naa bu baax seen yuuxu dégg naa bu baax seen mer. ndax xam naa ni chômage bi metti na xam naa ni it seen xalaat yëpp mooy noo leen di def ba tekki noo leen di def ba jàppale seen njaboot jàppale seen réew noo leen di def ba am xëy ndax ndaw boo gis bëgg na tekki jàppale boppam jàppale njabootam waaye jàppale réewam loolu nag moo waral ma bëgg ginnaaw li fi weesu yëpp xamal leen ne dinaa def doxalin bu bees ci gouvernement bi ak budget bi ni ñu ko doon doxalee ndax tabax naam ay yoon ay autoroute yëpp am na solo tabaxi bërëbu fajukaay bërëbu jàngale am na solo waaye war nañu toppatoowaat lu ëpp liñ doon def ndaw ñi loolu jàngat la boo xam ne ala kuliyaalin danañu indi doxalin yu bees ci loolu. donc lii moom yaakaar naa ni jarul sax ñu ciy commenter ndax liñ doon dénoncer ay weer ay at ci ginnaaw ñenn ñi naan da ngeen a bañ Macky Sall da ngeen a contre régime am moom ci boppam tey moo reconnaître que ni liñ fi nekk yëpp liggéeyaluñ ndaw yi te mënoon nañ sax bañ a yegg si fii Macky Sall waru woon bàyyi ba jeunes yi génn di yàq am ñu ñàkk seen bakkan muy soog a reconnaître que ni effectivement ndaw yi dañoo sonn moo tax président waroo dëgër bopp da nga war di déglu say ndaw di taataan seen bëgg-bëgg. te lii dañ ko yàgg remarqué ci Macky Sall digganteem ak ndaw ñi dafa am écart bu rëy a rëy te loolu li koy firndeel mooy ñi ko wër boo seetloo ñu ne ci wetam ñëpp ay paa lañ yoo xamante ni ak ay maire yoo xam ni bokk nañ ci ñu tardel Sénégal amaluñu njariñ réew mi li ñuy dund ak la majorité sénégalais yi seeni conditions de vie yamul te jàpp nañ ni bu fi jógee dina gën a xoolaat taxawaayam ñun Macky Sall yéenewuñ ko lu bon tey buñ ko fekkoon palais duma ko di ko génnee di ko toroxal du ñàkk ñenn ci ñun ñu seen yaram daw ndax doomi aadama dañ koy wormaal liñ ko yéene mooy mu defar demam duñu nag fàtte ndax am na dossier yoo xamante ni bu fi jógee faa mu leer mais li ko dese as tuut ci réew mi na tegee fële wàllum politique jublu ci yittee askan wi dem bu rafet ñi ko wër tàmbalee fi ci ñi fi nekkoon jamonoy maam ba léegi moo xam Moustapha Niasse Aminata Mbengue Ndiaye Aïssata Tall Sall Aminata Tall ñii faw ñu dem noppalu abal ñu ndax Sénégal ñoru leen seeni poche moo leen ñor xam nañ ni politiquement dee nañ buñ fi woote woon tey nekk maire kenn du leen fal
mais dañoo bëgg a ngoy ci nguur gi pour duufal seeni poche xamuñ sax li xew ci réew mi. beneen mbir itam comme ni ko maître Clédor Ly waxee woon ñi nga xam ni amuñu benn compétence li ñu leen dénk dafa diis ci ñoom attanuñ ko moo xam Antoine Diome Malick Sall di ministre bi ñu dénk wàllum yoon te waxoon bërki Dembo Ndiaye ne Sénégal ñi fi doon manifester ay mbër lañ yaakaar naa mbër yi moom daañu lijjanti loolu kii di procureur Bassirou Gueye mën nañ ci yokk ñeneen ñu ci mel ni Idrissa Seck ñii waruñ bokk ci dara luy doxal Sénégal parce que ay poson yu bon a bon lañ ci suñu réew ñii baaxuñ kër baaxuñ àll. bu doon may Macky Sall damay def remaniement supprimer institution yi nga xamante ni amalul njariñ benn yoon askan wi wàññi ministère yi li ko dese ci mandat yépp mu jagleel ko jeunesse bi ndax benn jeune bu tekki mooy famille bi yépp seen dund soppeeku na ñun lii lañu yéene Macky Sall kon gisuñu lan lay daw bay daanu ndax mënatul bokk élection kon na rafetal demam déjà Sonko mi ngi ko doon rappeler naan ko mënatoo bokk. mooy moom Macky Sall na taxaw jàkkaarloog sénégalais yépp amul mon bon vouloir wala nii wii nii non fii non rek moo fi am na jàkkaarloog sénégalais yépp ne troisième sax dootuma ko tudd wax ma la mandat amu ci droit te peuple bi nee na amu ci droit peuple bi nee na deuxième mandat sax doyal nañu waaye nekk républicain moo tax dinañ ko bàyyi mu yeggali kon bu mu fi taxawati naan ay nii wii nii non ak yu demet jeex na 2024 Macky Sall n'est pas candidat au Sénégal bu amee beneen république bu mu am nag mën na fa dem nekki candidat. donc lii transition la pour ñëw ci li ñu mën a tënk ci discours Sonko bi liñ ci gën a jàpp mooy esprit de dépassement ak teggi tuuma ndax umpaliwu leen ni dinosaures yi ci mel ni Aïssata Tall Sall Idrissa Seck wala sax Antoine Diome seen campagne fan yii yëpp moo nekkoon dafa am ñu bëgg a déstabiliser Sénégal installé fi benn situation de chaos te nee nañ loolu Sonko moo ko jiite mais bi Sonko jëlee kàddu ni mu teggee tuuma yooyu noonu mooy nañu bàyyi Macky Sall mu yeggali mandat am ñu seetlu ci moom benn taxawaay républicain waaye itam mu sàkku ci Macky bi waa MFDC ñu teg ngànnaay yi génn ci àll bi ñun ñëpp ñu taxaw defar suñu Sénégal. loo gis rek tey ak daal daf cee baax bu kenn dem pale génne Macky Sall day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan wi yëpp jóg tàccu ñu préparer suñu élection anticipée ñi war a dem jàmmarloo waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandat am jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcc may sànni ay kàddu jëmale ko ci Casamance une dernière fois ak lu nit mënoon jàpp ba tax nga jël ngàndaay dugg ci àll bi jàpp ni dañ laa xeeb jàpp ni dañ laa boolewul jàpp ni citoyen de seconde zone nga boo xoolee li xew tey ci Sénégal di nga xam ni loolu amut ndax gannaaw bu ma doonee doomu Sénégal doomu Casamance la waaye ñii ñëpp jóg taxaw muy Touba muy Ndar muy Fuuta muy Bakel muy kenn Cees ak feneen jóg taxaw seetuñu kii fu mu bokk dañu ne dëgg jot na nañu xeex dëgg kon li ma leen di ñaan mooy ci 6 mois yii juróom benn weer yii li ma ñaan samay mbokk ci Casamance ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg génn ci àll bi ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg sans condition génn ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que ñun ñëpp sénégalais lañ ñun ñëpp africain lañu gannaaw ga ngeen ànd ak suñu armée fépp fu nit miin nekkoon ngeen wane carte yi ñu génne mine yi génne ndël yi sauver population yi bu ñu nangooti ñu ne dañ koy régler par la voie militaire parce que kii tiire ak ki muy tiire ñoom ñëpp doomu Sénégal lañu ñun ñëpp benn lañu. donc ñun lii rek moo ñu ëppal solo ci discours Ousmane Sonko bi yépp ñun ñëpp war nañu taxaw teg na la suñu appartenance ngir defar suñu réew ndax yàgg nañ ko wax ci jàmm la ñu mën a defaree Sénégal dëgg la tolloon nañ jamono joo xamante nii fale ko ñu xeex ndax ki ñu amaloon affaire nangul woon dégg rapport de force la xamoon pour ibbi ay bëtam te bu ko laajaatee ñu defaat appel mais tey Sénégal dafa war a amaat jàmm donc tant que jàmm yooyu nga xamante ni mi ngi dessiné wu moom Macky Sall na ko cultiver encore une fois rafetal demam ndax ñu ngi topp ba tey mbir yi bërki démb ci suñu page Facebook am na benn jeune bu ñu laaj ni nañu wax ci sénégalais yi nga xamante ni mënuñ voter parce que élection yi weesu fexe nañ ba dindi jeunes yu baree bari ci fichier électoral bi ne leen mënoo leen voter lii bokk na ci li tax Macky Sall gagné en 2019 lii na ko réparer encore une fois bañ fee bàyyi wooy bu ñaaw donte yéen yi nag mënuñ koo fàtte
li fi xew fan yëpp moom mooy responsable bi ndax dëgër boppam mooy ci benn dossier lank ne duma ko bàyyi ngir éliminer benn doomi aadama askan wi daal di koy won boppam mu dellu ginnaaw ñi ko doon défendre ñëpp daw ba ci réseaux sociaux yi gisatoo benn défenseur u Macky Sall lii di firndeel ni la majorité des sénégalais sonn nañ ci ay mbiram à part ñenn ñi nga xamante nii nguur gi dafay niinal seen ceeb ñun li ñu marqué fan yëpp mooy mbooloo bi sénégalais yi àndal yenn ci comédiens yi influenceurs yi rappeurs yi bëgguñu lim parce que boo limee rek am ñoo bàyyi mais sénégalais gisal nañ seen bopp xam nañ léegi ñan la Sénégal ñor ak ñi nga xamante ni ñoom dañuy dundee sénégalais yi duñu tudd seeni tur mais ñëpp gis nañ seen bopp xam nañ nitu intérêt yi borom sàmbay mbayaan yi ñoo xam ni seeni poche kese moo leen tax a jóg bu Sénégal doon tàkk duñu ñemee wax dëgg ndax ñoo ngi sóoraale ëllëg ministre bi ma war a parrainer wala la may jëriñoo ci nguur gi mais mention spéciale immigré yi yaakaar naa ni tey Sénégal bu ñu ko doon dafay pàcc di classé ñi nga xamante ni ñoo gën a nekk ay patriote gën a bëgg réew mi immigré yi bu ñu jëlul numéro 1 duñu génn ci top 3 bi tey bu xeex bi demee ba am benn dimension internationale joué nañ ci rôle bu bëree bëri ci ay manifestation mais aussi ci ay sensibilisation à travers des lives moo xam fu ñu mënti nekk ci àdduna bi donc mention spéciale à ñoom gis nañ seen taxawaay te taxawaay yu ni mel day tax ñu gën a am yaakaar suñu réew gën a am yaakaar ci ëllëgu Sénégal ñun nag suñu wàllu bopp gis nañu remerciement yi moo xam ci message yi wala ci ay commentaire mais ñun ñoo leen di gërëm benn ci message yi ñu gën a marqué donte yépp nag daf ñu touché mooy benn mbokk bu ñu envoyé dop ay wirdu yoo xamante nii daf ñuy aar tax nee na dafa tolloon benn moment boo xamante ni dafa tiitoon ci ñun am na keneen koo xamante ni journée lundi bi mu toogee ay heure gisuñu def publication dafa yaakaaru ne dafa am lu xew donc lii dafa di benn yëg-yëg boo xamante nii dafay nekk sasu rëy ba doo jàdd yoon wala def naka sudul noonu ñu leen di sant bu baax di dellu wax ni yàlla bu yaakaar tas yàlla jaamu yàgg Sénégal ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf